c'est par fi Moustapha jeexale mooy bi affaire bi xewee man c'est vrai que jour boobu maa ngi woon régie parce que d'habitude dina ak jamono damay toog si régie bi mais j'ai pas fait attention à ces propos là il a fallu que ma ñibbi si guddi gi ma gis benn waay moo ma ko envoyé suma WhatsApp mais lii Walfadjri la xewee ma xool ma dégluwaat ko ma mais way lii de dina ak jamono la yàggul même pas 30 minutes keneen woo ma ne ma li kii tooñ na ma continuer j'ai reçu plusieurs appels sur mon WhatsApp ak suma téléphone ak yëpp man tamit bi ma ko dégloo bu baax xam naa ne imam Sall tooñ na parce que tooñ weesuwul nga attaqué ngëm-ngëmu jàmbur boo nee diw rek gis nga même ñu xam nga fii Sénégal dafa am ñoo xam ne dañu jàpp ne c'est problème de 95% ak 5% yooyu bi ma juddoo ba léegi mu am 50 ans maa ngi koy dégg mais 5% yooyu 95% yooyu xam nga amatul. te démocratie on dit que la démocratie c'est la loi de la majorité. mais affaire ngëm-ngëm amul majorité amul minorité. bu dee kenn sax bu gëmee lu mu gëm rek bàyyi ko si lu mu nekk. exactement te respecté ko. parce que c'est la constitution sénégalaise moo ko wax. constitution sénégalaise moom may képp koo xam ne sénégalais ngay pratiquer sa religion maanaam sa ngëm-ngëm nga koy doxalee bu ni la neexee. te constitution nag mooy nekk comment c'est la loi des lois. amul loi bu ko féete si kaw. donc même bu fekkee ne benn nit la mu koy pratiquer bàyyi ko mu koy pratiquer nu mu ko neexee l'essentiel c'est que bu mu tooñ bu mu tax tamit ba déranger. kële nga xam ne leneen la gëm. yaa ngi dégg. may ñëw rek di wax ne préciser aussi Moustapha wax na ko léegi te loolu je le fais à l'endroit de sama mbokku catholique yi c'est-à-dire Walfadjri yaakaaruma ne te du Walfadjri kese yaakaaruma même beneen chaîne de télé wala rajo du invité nit ne ko dem la invité rien que pour nga saaga diw wala dem la invité pour nga tooñ diw loolu xel mënu ko nangu képp ku ñu invité muy Walfadjri muy feneen dañu jàpp ne yow loolu sa domaine de compétence la am nga si xam-xam. maanaam bu ñu doon wax sport tey boo invité football la nga invité Aliou Cissé mënoo tu ne peux pas trouver mieux. parce que xam ne kii lii lu mu bëgg a wax. xam naa am na si xam-xam. am na si xarañte. maintenant boo bàyyi Aliou Cissé tamit peut-être mën nga parce que mën nga nekk si plateau bi may wax nga may déglu mais doo ma comprendre c'est-à-dire doo bàyyi xel si li may wax. parce que xel mënul jàpp ñaar boo gisee rek bàyyi nga leneen jàll. peut-être c'est après ngay rendre compte que ne ndekkee lii wax naa ko. émission bi ngay def nii di nga si wax dara loo xam ne il va falloir que yow mi ko wax sax tu te rends pas compte que lii laa wax. da ngay toog ba dégluwaat que ne ndekkee lii laa wax ndekkee li mu wax waxi dof la wala waxu nit la loolu yëpp day am. mais pour revenir à cet exemple là rek boo invité tey Aliou Cissé wala beneen sportif. mu wax fi loo xam ne naka su noonu muy wax affaire sport di wax affaire football ba jékki-jékki wax affaire ngénte wala mu wax affaire diine nga xam ne kii nag juum na. yow bu fee yaa koy animé nga ne ko non bàyyil noonu. comme ni nga ko waxee keroog waa ji peut-être que tu as mis du temps pour le recadrer. ma ne. donc du coobare nit mu ne non damay invité telle personne pour mu ñëw saaga wala mu kii. par contre yow nag yow mi nga xam ne yow la ñuy invité tamit booy wax sa devoir la nga wax li nga xam. nga wax tamit nga yem si fi nga xam ne loolu mooy sujet bi. mais boo si bëggee indi leneen waxal si football yow nga jékki-jékki naan waaw homosexualité nga xam ne waxuñ la waxu homosexualité waxu football leen la wax donc yemal si loolu. te ni nga ko waxee si introduction bi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. waaye nag am na noo xam ne bu nit ñi di waxee noonu bu moytoo rek ñu xaar ko ñaar wala juróom sax. loolu moom day am. c'est-à-dire il faut que nit ñi di bàyyi xel si lu ñuy wax ak naka la ñuy waxee yaa war a wax yàlla yaa mën wax du tax mu wax loo xam ne waroo ko wax. te diine l'islam wala catholique wala diine bu mu ci doon ça relève de la foi maanaam si xol la. deret ni muy deret voilà. donc boo si laal nit ki si tuuti rek mu ngi si boppam te da koy wax. donc moo waral la réaction virulente des chrétiens et même yoo xam ne parce que chrétiens yi du seulement les catholiques hein. parce que boo nee rek am na ñoo xam ne ñu ngi fii di dem xaw ma lan di dem église te du wax ne yàlla am na doom mais loolu yoonam nekku si na bàyyi rek ñoom la engagé yow da nga gëm yàlla gëm ne xam nga boo gëmee yàlla. wax ko ne rek man gëm naa la. jàpp ne gëm nga ko moom yàlla mooy xam. ndax nag yow gëm nga ko dëgg doguma la sax mais moom bi muy jéggalu ci li mu ma njëkk a envoyé ak lu mu jéeli yëpp. indi na benn verset boo xam ne maa ngi ñaan mbokki sénégalais yëpp ñu dem seeti ji ko mooy sourate 60. verset 8.
continuer. waaw comme ni ñu ko waxee rek Sénégal benn bopp la waaye bu ñu kon ne di dóor si bopp ba rek finalement dina xaaj juróom wala téeméer sax boo moytuwul gis nga ñu bokk même bu ñu bokkulee diine bokkuñu parce que diine man jàpp naa ne man suma diine am lu mu wax du diine am ñoo xam ne dañ jàpp ne diine l'islam la rek mais catholique diine la tamit. waaw catholique diine la parce que diine mooy gëm yàlla rek. peut-être daa am ñu koy waxee am na woykat bu mag mu ne yàlla moom benn garab la rek bëri na ay bànqaas bu la neex nga topp si bànqaas boobu. mais terewul benn tronc bi la. racine ñoo ko bokk. donc bul tuutal ngëmu jàmbur ne suma bos moo ëpp doole maanaam moom la yàlla gën a fulal. yàlla moo xam ban diine wala ban gëm-gëm moo gën a fort dina gis koo xam ne du dem église du dem mosquée boo ko laajee lan nga gëm mu ne la li ngeen di wax yëpp gëmuma ko. maanaam ñoo xam ne ay animiste lañu mais pourtant am na lu ñu gëm. animiste yooyu. boo demee si séeréer yi dañ koy wax ay pangool. pangool xam nga mooy lan. si séeréer ñoom bu ñuy def seen libation maanaam seen tuur yi dañuy wax roog seen te nit ñu bëri jàpp ne roog seen la sant te ça ne signifie pas ça. roog seen ça veut dire Dieu est omniprésent roog seen maanaam nekkul seen léegi ñoo xam ne xamuñu dañu jàpp ne séeréer dañu wax ne roog seen comme xaw ma naka seen ou je sais pas Ousmane Sène ou je sais pas alors que séeréer buy def loolu séeréer yoo xam ne ñooy animistes yi maanaam gëm-gëm suñu maam yi du ne roog seen maanaam roog nekkul fenn il est partout il est pour tout le monde donc pour conclure il faut que ñu ànd nekk benn si loolu nekk nag nga nekk si li nga nekk yow yaay nekk imam oustaz nga kii nekk imam oustaz man ma nekk juif wala ma nekk témoin de Jéhovah wala ma nekk catholique ku nekk nag jàpp fu mu jàpp te loolu mooy indi avancement bu ko deful doo avancé boo gisoon tey équipe nationale Sénégal nan moo fa nekk ay musulman nga sax ay catholique nga sax am ñoo xam ne peut-être xamoo lan la ñu mais bu fekkee ne kii di doyen Fadel défenseur la moom musulman la man may catholique nekk gardien bi ma nekk waaye duñu juboo bu dóoree est-ce que dañu dem duñu am ndam te loolu nag buñ ko jëlee exemple boobu peut-être entente boobu am na yoo xam ne buñ si nekkee nag ku nekk dindi lëlee nañu bàyyi chaque fois bu ñuy wax loo xam ne dañu woote pour débat boo xam ne n'importe débat ngay glisser ba dugg si loo xam ne dina indi religion wala xaajaloo loolu leen war a bàyyi jërëjëf Georges am na benn mbokk chrétien bu ma woo puy la sant xam naa Pierre Edouard xam na ko mu ne ma bu ngeen demee ci plateau boobu ñambaas ci séeréer tuuti xam naa yow yaa ma ciy wutu ci séeréer boobu parce que séeréer bi ma dégg xam naa ñoom dégguñu foggale boobu Imam Makhtar yow xam nga société sénégalaise ni mu li ko composé xam nga gëm-gëm li mu ciy représenté xam nga sensibilité yi ni ñu baree ban yoon ak ban matukaay nga jàpp ne moom lañ koy gérer ba nga xam ne li nga xam ne ñëpp ko bokk kenn bañ ko touché te ku nekk ci la nga nekk. waaw maa ngi lay dellu nuyu. li ma fi dégg gën a leeral suma xel. gën a dalal suma xol. man jaaxle woon naa lool. parce que xam naa Walfadjri bi ma xamee Walfadjri aussi xam naa xam bu wér Oustaz Assane. donc boobu wóoroon na ma ni. alors mënul am intention wala jubluwaayu def lu ñaaw waxuma mu jëm ci keneen sax de mais def lu ñaaw rek d'une manière générale surtout nag muy jëm ci communauté boo xam ne bii bu am respectabilité am la ci réew mi ak ci àdduna bi l'islam bi ñu bokk moo wane yoon wi oustaz l'islam jaaxalu ko mu bokk ku dul moom keppaar d'ailleurs da koy encourager parce que dafa xam ne loolu ci tëral li yàlla tëral ci la bokk moo tax gis nga nuy jëflantee ñun suñu biir daf ci am ñaari baat yu rëy waxtaan wi mayew ko mooy lu ñu tudde al birru ak al qist al birru mooy mbaax gu matale nga xam ne mbaax gi dafa matale nee na ñi ñuy jëflanteel te bokkuñu ak ñoom diine nañu jëflanteeg ñoom ci cadre boobu te ci cadre boobu la ñuy jëflanteeg waajur di jëflanteeg keneen beneen bi moo di alxist mooy maandu te kenn ku ne nga jox ko lu mu moom
beneen bi mooy lu nit nekk ñu xormaalal ko respecté ko alxuraan moo nuy wax ne bu nu wax joo xam ne ji juddut noonu la ci ngëm-ngëmu keneen bu nu ko defee daf koy def ci sunu ngëm-ngëm jullit yi dañu am pratique ak ku ñu bokkalul diine tudd nga ci li xewoon ci Médine dina mun a war société pêle-mêle boobu waaw mais yonent bi yow yaa ngi fàttali di fàttaliku ne ñi mu jëkk a yabal ñu wutu ji wàllu xabasa la leen yabal ci Éthiopie te foofu ku ko jiite woon chrétien la nasaraan la te yonent bi qualifié na ko ne ku maandu la mu ne ku maandu la koo xam ne kii suufam kenn du fa tooñ An-Najaasi mu yebal fa ay nitam yow yaa ngi jàng ci siira nganale gu rëy gi nga xam ne yonent bi amoon na ko te téere yi di ko waxtaane di wax ne musuñu gis nganale gu mel noonu yonent bi am na ko nganale googu yonent bi mu ngi ko am ak nasaraan nasaraan yi nga xam ne ñu ngi jóge woon Najraan ibnu Hisham bu koy nettali day wax ne bi ñu nekkee ci jàkk ji sax ba seen waxtu wéet ak seen borom jot ci formule yi ñu koy defee jullit ñi bi ñu ci bëggee am xel ñaar yonent bi def na leen bàyyi leen ñu def lu ñu war a def ku dem ci téere yi jàngale siira ak nganale googu ni ñu koy nettalee da ngay xam ne mu nettali mais Omar ibnul Xattaab yaa ngi fàttaliku pacte bi nga xam ne am na ko ak waa Ilia ñii nga xam ne ñoo nekk ci Quds ak Jérusalem bi nga xamee ne l'islam ñëw na ba yegg foofu fekk leen ñu nekk ci diine jooju di Isa ibnu Maryam di ci wut seen ngërmande borom alors daf leen jox seen wàccuwaay ñu signé pacte boo xam ne bi daanaka yi ñuy jooy nii ba tey pacte boobu réglé na ko mooy nit ñi ñàkk bokk lu ñu gëm te mën a am jàmm yooyu mën naa ci cité lu ma fukki pacte yoo xam ne jullit ñi dem nañu ci ay communauté am kook ñoom mais bi ci gën a neex mooy Omar ibn Abdul Aziz téeméeri at après bi mu ñëwee bind imaam al Hasan al Basri naka yaa imaam ad diin maa baalul xulafaa ar rachidin taraku ahla zimmati bi nikaaxil mahaarim waxtinaa il xanaazir wal xumuur mu ne ko waaw yow kilifa gi man daal dama jaaxle lu tax xulafaa rachidun bi ñu fi nekkee ba léegi ñu bàyyi ahlul kitaab yi ñuy def ni ñu bëgg a defee ci biir espace bi nga xam ne ay jullit ñoo fi ne mu ne ko innama dafaul jizyata min ajli an yutraku wa ma ya'taqidun mu ne ko dañu participer suñu effort de développement ngir ñu bàyyi leen ak li ñu gëm mais mu terminer wax ji naka innama anta muttabi'un la mubtadi mu ne ko yow bul fi créer situation bu bees situation yi nga xam ne moom nga fi fekk mu tàmbalee ci yonent bi di traverser ba yëgse ci yow conserver situation yooyu te situation yooyu mooy nangu diversité kenn ku ne ñu ormal la ci li nga gëm mais loolu ñun mooy suñu modèle Hassan moom lañ doon na fii ci réew mi exactement am na réew yoo xam ne yi boo fa demee garab gu fi sax la am na réew yoo xam ne boo fa demee exact yenn cër yi pour nga am ko mu ngi dépendre ci sa diine bu am na cër yoo xam ne dañu ko séddale ci cadre diine boo bokkul ci communauté sàngam mënoo am cër sàngam mais fii ñun suñu diggante nit ñi dañuy jëflante te kenn du xam kii ci ban diine la ne dañ ko bàyyi xel sax circonstance mooy tax sax ak curiosité nga mën a xam ne kii diine sàngam la ne wala kii diine sàngam wala jigéñante bu ëpp sinon nit ki rek ngay gis nit ki rek ngay gis ñun nit la ñuy jëflanteel ci suñu société moo tax suñu société musul xatal ku mu bokkalul gis-gis nit ñi dañuy nekk ci benn famille kii jullit la kii ci jàngu bi la ne
kii moo ngi ci li fi maam yi bàyyi woon démb. bu nit ñi nekkee ci dialogue ñun ñu ngi ci cohabitation. est-ce que li ñu nekk sax gënul xóot cohabitation. parce que cohabitation sax dafa mel ni da nga créer rek benn mécanisme rek ngir dund mais lii ñun dañu ko mooñ ci suñu deret mooñ ko ci suñu nekkin ba nga xam ne dérangé wuñu ñu gis keneen muy évoluer ci diineem. modèle boobu dafa am ci lu mu tënku. modèle bi ci lu mu tënku mooy jàng l'islam mënuñ gën a nekk borom bi mënuñu ko gën a bëgg ay nitam mënuñu ko gën a bëgg àdduna. te borom bi moo ne wa shaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an. nee na bu ko neexoon mu fexe ba ñëpp nekk ci lu mu bëgg. waaye kenn ku ci ne am na ci lu mu ne. moom mu arbitre di toog di xaar yonent bi ba mu koy wax tam daf ko ne message rek nga yor di ko joxe boo ko joxe bàyyil nit ñi. léegi ñun li ñu am mooy mécanisme bu ñuy joxe message. boo xam ne bii considération islamique yëpp dinañ ko bàyyi bu ko defee ñu jox ne suma baay Abdou Aziz mbaax ak yiw ci moom la yem xanaa ah. bëgg l'islam ak dund ko xanaa ci moom la yem. mais xoolal ni mu meloon ak. Monseigneur Thiandoum ba loolu mu toxal ko ci adrien ak ñi mu fi bokkal. nga xam ne day def beaucoup d'effort ngir wane leen ne xejoo naa leen. maa ngi leen di bàyyi xel ay mbokk ngeen ak ñun ci donc ñun ci mécanisme yooyu moom la ñu war a fexe dellu diversité richesse la. mais du loo xam ne lii daf ñu handicapé si suñu société. suñu société li ñu am ci jullit. wax dëgg yàlla bu ñu dundee seen diine. ñeneen nekk ci lenn. li ñu bëgg a def mooy nan la ñuy fexe ba xool point yi nga xam ne mooy point yu mag. yi nga xam ne société bi soxla na ko ñu bokk ko di ci liggéey. yeneen point yi nga xam ne nag ay point de diversité la kenn ku ne ñu bàyyi la boo nekkee ci sa espace. nga nekk ci yooyu nga xam ne ya ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum. yonent bi muy woote sax dafa seet ñooñu yi nga xam ne à peu près. ay affaire la yoo xam ne bu leen ci woowee du jafe ci ñoom mu ne leen man lii laa andi kaay leen ñu waxtaan ci lii yi nga xam ne nag ay particularité la. alors ñu muñalante ba ci kanam man li ma neex ci affaire bi mooy sëñ Lamine noo ngi koy nuyu di ko encourager parce que def na loo xam ne lii wax dëgg yàlla sagal na ko. exactement. li mu def sagal na ko sagal na ñun ñii di doomu daara. jar na sant ci loolu. waaw parce que yonent bi moo wax ne kullum na aadama xataa'un nee na ku di nit rek di nga am bés. njuumte dal la. nee na nag ñi gën a rëy ci nit ñi mooy ñi nga xam ne bu ñu juumee bañ a wane ne. dañu juum dañuy reconnaître suñu juum ay faiblesse la ak njuumte. maa ngi jeexal ci jamono yonent bi. bi mu réglé yi mu réglé ba foog na mbir yi dal na dafa toog benn bés rek kenn ku ne di woote ci maamam ba nit ñu bëgg a tampoo mu ñëw leen waa awa daawa jaahiliya waa naa bayna azhurikum man foogoon naa ne li may liggéey ñor na. demaguma sax lii xew. lii di xew. loolu dafay am ci société. c'est-à-dire société dafay diversité bu amee ci société de temps en temps dafay am ay questions yoo xam ne mën na andi yëngu mais problème bi mooy lan mooy mécanisme yi. ak sago. wax ji par rapport ak pratique bi ñu am ñun ci suñu réew. naka la wax dëgg yàlla warul yëngal bu yegg fii. parce que ku ne xam na dayoo ak respect bi nga xam ne moom la jullit ñi jox ñeneen. ku ne xam na dayoo ak respect bi nga xam ne ñeneen ñi moom lañ jox jullit bi. donc wax ji doyoon na ci rek ñu ne sëñ Lamine wax dëgg yàlla lii ëpp na. alors waxe ko nii wala waxe ko nii. bu ko defee ñu continuer dem bayi tool yi ak dem ci bureau yi. dem ci bureau yi wax dëgg yàlla mais mënuñu fi ne boobu ba léegi di sànnante xeer rek ci loo xam ne lii yeggul foofu. jërëjëf professeur Makhtar Kébé Oustaz Fadel Gueye gis nga fi Makhtar duggee wane rek Sénégal am nañu ay outils am nañu ay atu yoo xam ne moo leen di war a mën a permettre société bu am dal société bu am respectante ñu war ko mën a def mu des nag nan la ñu war a mën a def lan la ñu wenn matukaay la ñu war a mën a def ba loolu am. jërëjëf Oustaz Assane man yaakaar naa ni fi may tàmbalee d'abord mooy njukkal Walfadjri puisque démb rek yàlla xam ne ni man ak Babacar Diagne ñu ngi ciy waxtaan. Babacar Diagne Babacar Diagne CNRA. moom itam sonn na ci yëf yi la da cee sonn lool parce que dafa gëm comme ni ma gëmee ni
Walfadjri patrimoine la te xam na leen aussi xam na Sidi Lamine Niass mu doon xaritam xam lii ñu Walfadjri mu óor ko ni Walfadjri di ko tey mukk ci àddina bi di jox nit micro pour mu dal waxuma la sax dal ci suñuy waa jàngu bi nga xamante ni daanaka ñoo bokk lépp. mais dal ci keneen sax. loolu amul Walfadjri. non puisque kër la goo xamante ni mun naa ni Walfadjri li mu liggéey ci wàllu démocratie ak liberté d'expression liberté de presse ci Sénégal boo ko ci dindee la cee des du bëri. ki ko sosoon nekkoon koo xamante ni ñii ñëpp ñoo dundandoo ak moom Sidi Lamine Niass ci dimension bi mu yoroon nag ak ouverture mag nga xamante ni dafa mel ni li ñu tuddee cohésion sociale li ci Sidi Lamine def ci Sénégal kenn xamul nu mu toll. moo xam ci diggante politique yi la moo xam ci diggante taayifa yi la muy tarixa yi kër diine yi moo xam muy diggante jullit ñi ak jàngu bi liggéey na ci liggéey bu am solo maa ngi fàttaliku ni bi mu yëkkatee 19 mars am boobu bëri ñu ko woo ci kilifa yi naa ko si di reculer bàyyil bu ko defati xalif généraux yi daane mën naa ni ñëpp woo nañ ko mais jàngu bi aussi daanaka bokk nañ ci ñi ko njëkk a woo ñëw naa fii ci bureau ñu toog waxtaan bu ni ma man de tey ji vraiment jàngu bi woon na waaye ñoom ñëpp xam naa leen ni leen incha allahu taala dinañ dem suñu 19 mars la ñuy wax dinañu ko wax waaye kaas du fa toj bant du fa damm waaw donc kooku vraiment kër goo xamante ni moom la sos ñi mu fi bàyyi wax dëgg yàlla di doomam ak ñi nga xamante ni ñoom la ko seqal ñooy ay collaborateur am ligne boobu la ñu continuer rek Walfadjri daal wax dëgg yàlla ñiy wax naan xëy na lañ fa waxee Walfadjri lañ ko waxee dañoo xamul Walfadjri rek mais su fekkoon ne xam nañu Walfadjri ni nga xamante ni noonu lañ ko xamee vraiment dinañu xam ni Walfadjri du kenn du jaar ci Walfadjri du may kenn muy jaar di choqué ngëm-ngëmu kenn beneen bi ci topp bi ma ciy teg mooy fàttali ni l'exception sénégalaise bi nga xamante ni moom la ñu réew yëpp ñee mooy dëkkin wu rafet yi nga xamante ni moom la ñu dëkk ak suñu mbokk bu chrétien yi man damay wax ne daanaka man damay fàtte sax ni Sénégal ñii jullit lañu ñee kii lañu ay chrétien yàlla xam ne dama koy fàtte parce que man li ma gis mooy Pâques bu ñëwee suñu ngalax yi man dama koy yàkkam di bi nga xamante ni seen ngalax yooyu tabaski bu jotee ñii jullit ñi di jële di yekkal suñu mbokk yi añ ci tabaski bi ñu nekk benn vraiment jaxasoo dogguma la sax mais benn jullit par hasard benn jullit moom moo wax ne mardi bi mooy nekk mardi gras waaw ñoom alarba la ñuy commencé woor c'est ça après mu ne waa ngalax yi ni ñu koy def nag ma ne ko xanaa ñu ndogoo ko loolu wax nga ko léegi nee na ma dina am 10 jours yoo xam ne ñoo koy bokk yooyu yëpp jullit moo ma ko wax dëgg la yow wax nga léegi ni yow Moustapha kenn ku ci tudd nga ni léegi ndogul li gën a neex ci ndogul Walfadjri ci koor suñu mbokk yi Paul Faye moo koy indil Walfadjri waroon nañ ko jël téléphone sax mais xam naa réseau bi moo c'est ça dafa nekk hors Dakar donc benn lañu rek benn wax ngeen ko léegi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bu ñu ma def benn rappel historique bu gàtt rek ci suñu mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon suñu maam yi colonialiste yi bi ñu ñëwee Sénégal suñu mag ñi résister nañu waaye li ñu résister li tax ñu def face ak les colons mooy occupation bi ak bundu xataal bi ñu leen bundu xataal mais mosu ñoo am problème ak église du Cheikh Omarul Fouti du Cheikh Ahmed Bamba du Cheikh El Hadj Malick du ñaa nga xamante ni ñoo leen jiitu mosu ñoo am problème ak l'église parce que gëm nañ ni église ci ahlu kitaab la ñu bokk ñoom ñoo ñu jàngal à travers Alquran nan la ñu def ba bëgg ki nga xamante ni mooy Marie Alquran moo ñu ko bëggloo ndax yàlla moo wàccee saar tudde ko Mariam tagg ko wax jikkoom ak na mu selle woon ak na mu baaxe woon ak na mu goree woon ak lépp moo tax ñun ci suñu bopp ñu jullit damay wax ni amul benn chrétien boo xamante ni yaa ñu gën a bëgg ki nga xamante ni mooy Mariam wala ki nga xamante ni mooy Isa ibn Mariam ba di doomam loolu la ñu gëm gis nga am na benn kilifa chrétien boo xamante ni ci benn débat télévision mos naa yëkkati kàddu wax ni man am naa droit wax laa ilaha illallah mais foofa laay yem la ca des awma droit wax ko am ku ñëw sama bureau xam nga Sénégal am na ñoo xamante daanaka bugg ñu jàmm ñëw ni ma léegi mais Fadel yow tu es un journaliste am nga sa journal kii li mu wax nii mais attaqué ko mais il faut nga def un papier ci moom ma ne ko lu tax may def papier ci moom mais li mu def c'est son droit le plus absolu droit am la man du ma bind jamais loo xamante ni day dindi cohésion sociale bi nga xamante ni moo am Sénégal
ñi ñu suude woo ñun ak ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokk waa jàngu bi benn propos wu nit mënu ko yàq. mënu ko yàq teguñu ci ay fan même kilifa chrétien boobu demaat ci beneen plateau di tari xul huwa laaw waa ji woo ma ni ma vraiment Fadel li ma waxoon di dëgg la kii kat ndekete kat moom vraiment mi ngi nii di tari alxuraan ma ne ko voilà le Sénégal ma ne ko tey jii boo jógoon attaqué wala nga xas wala nga def marche wala ngay siiwal di nga def erreur parce que kii nga xamante ni mooy taxaw di nangoo tari alxuraan ki xam nga ne la mu wax jubluwu ca du ñaaw. donc yëf yi noonu lañ ko war a gisee bu ñu demee tamit aussi ci suñu mag ñi nga xamante ni léegi ñoo mujj rek ma jël Léopold Sédar Senghor comme exemple en tant que premier président bu Sénégal. dafa ñëw moog Lamine Gueye ginnaaw bu ñu leen formé Occident France ñu ñibbisi di wut réew mi dugg ci compétition. deux xalif yi nga xamante ni ñoo gënoon a influent ñoo gënoon a puissant ci jamono jooju kenn ku ci nekk ànd ak Senghor bàyyi Lamine Gueye te Lamine Gueye mooy jullit Serigne Fadilou Mbacké Senghor jàppale ko bu baax a baax a baax a baax ci juwaayu Tuubaa ji. daa ngay dégg mu daa wax naan Senghor bu leen ko piis bu leen ko xapp-xappal ne leen ko jàkk di wax ni Senghor seng ci kaw. seng ci kaw. ñu amoon mu daan jóge fii en tant que président de la République di dem di teew màggalu Touba moom Serigne Fallou ñuy toog ci tribune bi nii. no relation yooyu mu amoon ak Serigne Fallou moom la amoon ak Serigne Babacar Sy. puisque ñoom xam nañu ni lan mooy ahlul kitaab ahlul kitaab suñu ko waxee mooy ñi nga xamante ni diine la joo xamante ni dañoo am livre. les gens du livre. les gens du livre. Injil. Tawraat. Tawraat. ak alxuraan. ñun loolu la ñu gëm moo fi nekk. Senghor moomu toog na Sénégal plus de 20 ans. di jiite ñoo xamante ni léegi la majorité musulmane ñoo ne Sénégal. il faut ñu wax ko. mais amul benn yoon benn Sénégalais bu ma si yëg ni man kat ki may jiite ab chrétien la. duñ ko xalaat sax xalaatuñ ko. bi mu demee bay dem y avait beaucoup de ministres yoo xamante ni ñoo ko Senghor ñoo bokkoon seen parti socialiste boobu. Robert Sagna mi ngi fa woon Adrien Senghor mi ngi fa woon Jean Collin mi ngi fa woon ñoom ñëpp ay chrétien lañu. mu jël Abdou Diouf bi nga xamante ni ab jullit leen ni ko yaama doy kaay wutuma. ñu bari duñ seetlu loolu ah. waaw man damay dem fële ci Arabie Saoudite moom un écrivain bu ñuy wax Abdallah Manna bindkat la boo xamante ni bu mag la nekk un saoudien. moom li ko impressionné ci Sénégal ba mu ñu day bind ci Senghor livre. mooy Senghor ñaari aspect ni mu nekk un africain nekk un chef d'État toog ci pouvoir élection jëlewu ko fa révolution jëlewu ko fa mu ni moom day bàyyi pouvoir bi nee na loolu lu rëy la loo xamante ni vraiment c'est à saluer beneen bi ci topp mooy bi muy dem bu ko neexoon mu jël mbokkum mu mbokkal diine jox ko mais mu jël un musulman jox ko loolu day wone l'exception sénégalaise. day wone ni réew mii dañu ko mooñee. mooy bennoo bokkoo ak bëggante. jërëjëf Fadel loolu am na solo trop xam naa sax lu ñu war a gën a gas la beneen yoon ñu def dernier tour de table par 1 minute 45 Moustapha sa 1 minute 45 loo koy dugal. am oustaz li xew nii metti na ñëpp. mais oustaz Mokhtar daf ko wax sànq et man loolu laa gëm. moo di ne dafa wane une nouvelle fois que ni Sénégal dañoo am ay mécanismes yoo xam ne moo ëpp doole foofu waxu Moustapha Diop. wala waxu beneen bu mu mënti doon. li xew nii wane na ne le Sénégal. loolu laa mës a gëm que ni relation yi gën na solide ni ñu ko yaakaare. parce que mbir mi bi mu amee Georges mi wax na ko sànq ñi ko gën a dénoncé mu métti leen bari na ci ñoo xam ne ay jullit la. moo de jàppul sax ne moo ci ëpp. man mi li maa ngi lay wax ne bi ñuy commencé mbir mi maa ngi lay wax ne gêne bi ma ci amoon ba bëgguma ci woon sax di waxtaan. plusieurs fois nee naa man du ma waxtaane yooyu. mais da ngay dem ba man sama xel dem ci sama benn mbokk Joséphine John ma nga ca Espagne. ak ñoom Patrick Kabou ñoom seen bopp ñoo may bind. ñoom ñooy victime yi déjà mais ñoom ñoo lay bind jàpp ne yow yaay victime bi. di la defal xam nga loolu defe naa ne charme Sénégal la Sénégal rek mu am loolu. leneen nag li mooy li ma la waxoon bi ci propos Gaston Mbengue biñ ci waxee ba ñu régler ko bind ay communiqué jéggalu et tout ma ne oustaz jéggalu bi de baax na waaye li ma leer mooy lii am nii dina amaat. pourquoi parce que liggéeyu wax la. liggéeyu wax moo metti mën ngaa toog pendant 100 ans di wax lu rafet lu jub nit ñi di la ci tàccu naan la lii baax na bés nga wax benn kàddu bu safaanu rek mu yàq li nga liggéeyoon yëpp fii laa ko waxee woon ne buñ ci trompé
moo tax bërki de ma demee Touba ci Kazu Rajab bi ñuy toog di waxtaan Moudou Mokhtar Sarr suñu correspondant dama yow di nga màggat te sa màggat du jot pourquoi parce que muy man di oustaz di ñeneen responsable yi nekk ci kër gi yëpp finalement nous sommes tout le temps stressés foo tollu tu es stressé parce que soo nekkee ci kër gi yaa ngi xool lan lañ wax ak lan lañ waxul lan lañ waneek lan lañ wanewul boo toogee sa kër doo nelaw fu sa téléphone ne kar nga xool gis appel Oustaz Assane nga tiit ni am na lu xew donc dund boobu ngay dund depuis des années finalement et tu te dis quelque part que ni mais après tout ñun ay être humain rek lañ être humain mooy l'imperfection vraiment amuñu lenn lu ñu def loo xam ne day parfait donc encore une fois li am solo mooy jànge ci mbir mi li nga xam ne moom moo am keroog jeudi ba loolu échappé ñu jël lépp lu ñu mën matukaay bu ñu mën a jël ñu jël ko ngir bañ a échappé maa ngi wax bërki démb ne oustaz say boo nga wax les caméramans et les gens de la régie sa gars yooyu que ni waxuma journaliste waxuma keneen ñoom ci seen bopp fu ñuy defee maa ngi koy wax Serigne Saliou bërki démb fu ñuy defee émission say boo ñu tijji seen ñaari nopp bu dee ñeent ñu tijji nopp buñ ci déggee benn baat bu safaanu ñu teel ñu ko wax parce que on n'est pas des saints fii ngay toog Georges wax dara mu échappé te doo ko sax yëg encore une fois comme 1 heure ñaar nga wax 1 minute 45 la ji profité vraiment di encore une fois di jéggal toute la communauté chrétienne di wax ne lii moom yàlla na yàlla def mu gëj fi lool jërëjëf Moustapha mooy directeur bu Walfadjri TV ak Walfadjri FM Georges Nesta waaw sa 45 1 minute 45 1 minute 45 waaw du yàgg parce que boo xam naa presque l'essentiel a été dit maanaam lu ñu bëggoon wax en tout cas man li ma bëggoon wax naa ko ñeneen ñi wax nañ ko aussi may insister rek sur l'exception sénégalaise bi doyen Fadel wax léegi l'exception sénégalaise boobu il faut que ñu continuer cultiver parce que c'est une denrée rare boo génnee Sénégal peut-être am na réew yoo xam ne boo fa demee doo ko fekk fii rek ngay gisee par exemple si yow yaa tudd Mardi Gras bi Mardi Gras bi du doomu chrétien rek ñoo déguisé wu am doomu musulman yi tamit dañuy déguisé wu bokk ci fête bi te pourtant c'est une fête entre guillemets boo xam ne chrétien lañ ko jégleel parce que ñoo koy mandargale pour démarrer seen koor gi pourtant sa doom wala doomu Moustapha wala doomu Fadel day déguisé wu dem ànd ak kenn du xamee kii mooy doomu catholique bi kii du xamee kii du doomu imam bi wala kii mooy doomu xawma lan ñëppay doo nekk benn et là c'est sans compter maintenant ngalax bi ngeen di wax ak dañ koy ndogoo xaru tabaski beeg affaire yooyu ñun ñëpp ñoo koy bokk voilà très bien boo demee dans les écoles privées catholiques da nga fay fekk ay doomu imam dañ ko fay fekk ñun kay li ñu am dañ ko xamul rek donc loolu quand même il faut que ñu cultiver ko te pour cultiver ko il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la tolérance entre religieux et surtout le respect le respect mutuel maanaam loo xam ne du ma nangu wax la ko bu ma ko wax réciprocité voilà donc ça loolu yaakaar na moom mën a tax par exemple cette exception sénégalaise là fële boo xam ne adduna yëpp ñu new waa Sénégal faut que ñu koy cultiver te di si bàyyi xel à chaque fois bu ñuy wax muy waxu diine muy waxu loo xam ne leneen la ñu bàyyi xel ne rek diw mii bokkuñu lu ñu gëm waaye man maa ngi koy respecté si lu mu gëm même bu fekkee ne sax da leen naan man gëmuma yàlla wala keneen bàyyi ko yàlla rek yàlla moo koy àtte. jërëjëf Georges professeur Mokhtar 1 minute encore 45. waaw man jàpp naa ne lii dafa wane ne. am na lu ñu war a yokk. ci suñu jumtuwaay yi ñuy jëflante. ba nga xam ne yu mel nii kenn mënul wax ne jeex na Moustapha wax na ko nit ñi dañuy wax dañuy agir ci ay circonstances. donc toujours ay kàddu yoo xam ne kàddu sofaan la mën na jóg ci fu ñu ko fogewul léegi ñun ñoo war a am jumtuwaayu organisation yoo xam ne diine li muy def ci nit diine mën ko def bu loolu jotee man dana ma gêner lool ay kuréelu même bu fekkee ne ci état de droit la ñu ne ay kuréelu diine wala nitu diine di régler seen problème ci diine bi nga xam ne lépp moral la mënuñu ci am jumtuwaay yu leen dimbali ñu gindali ko bu ko defee jumtuwaay yooyu war nañu ko jéem a créer ba nga xam ne jàngu bi ak ñi nga xam ne ñooy yor kilifteefu diine gi dinañu toog de temps en temps ñuy natt thermomètre u diine fan la toll ci réew waaw parce que loolu dafa am importance lan la apporter askan lan la apporter askan yan solution ci problème yi feeñ problème yi feeñ même nit ñi seen tempérament par rapport ak diine fan la toll question yu ñuy soulever lan la parce que rapport yi actuellement am na ay question yoo xam ne nit ñi ñu ngi ciy wax
ci jumtuwaay yu bees yi ay temps kenn daawu ci wax. léegi loolu il faut ñu am nu ñu ko natte. am mécanisme yoo xam ne day jiitu. yi nga xam ne moo war a xew ci ñàkk déggoo. bu ko defee bu jotee ñu waxtaane ko. beneen bi mooy ñuy contrôler suñu bopp toujours surtout ñun ñuy woote jëmee ci l'islam ñu xam ne léegi jumtuwaayu jamono yu ñuy waxee jumtuwaay la yoo xam ne yi dafa mëdd àdduna. bu jëkkoon li may wax ci suma gàmm mu jural ma jàmm. wala ma wax ko suma conférence mu jural ma jàmm. léegi suma biir néeg sax bu ma ko waxee am na benn waay bu sopp boo xam ne bii da koy génne ci àdduna bi. bu ko defee léegi yooyu yëpp dañu ciy bàyyi xel bu ko defee ñu segg kàddu yi. ñu xool discours bi ñu xool orientation yi. bu ko defee lépp loo xam ne lii day gindal nit ñi. di defar seen xol loolu mooy mën a tax ñu tabax suñu réew. réew kenn du ko tabax ci coow. xët-xët yàllaa ngi def tàng bu ñu génnee ci xët-xët rek dugg ci xët-xët. waaye nañu dimbali suñu bopp ngir yàlla. te xat-xat dañu dugal ci xat-xat. dañuy dugal ci xat-xat. te bu ñu duggee ci xat-xat xam ne réew mu nekk ci xat-xat baaxul. ku dox ci adduna bi di nga gis lu mel noonu. donc nañu góorgóorlu. ba nga xam ne yàlla dinañu dimbali. xol yi gindalikoo. nit ñi dund bu féex. bu nu dundee dund bu feex dund adduna bu neex adduna bi warul naqari waay. warul naqari. amiin yàlla bu mu naqari. jërëjëf professeur Matar Oustaz Fadel Gueye 1 minute 45. waaw man de xam naa ni fi may ñëwaat rek d'abord mooy lii Oustaz Matar wax dafa am solo trop suñu dundin ñun ak suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy chrétiens yi nañ wut ay mécanismes yoo xamante ni moom lañ koy régler entre religieux. entre religieux c'est-à-dire fii bu mu nekk ay nappaate dama koy xupp dama koy porter plainte dama koy def nangam yooyu c'est pas bon yëf yi mën nañ ko régler ci façon boo xamante ni entre jullit lay doon gis nga ànd sàmm jikko yi ni ñu collaborer ak jàngu bi pour xeex li nga xamante ni mooy. bois sacré beeg. waaw ak même bois sacré bi. xeex li nga xamante ni mooy affaire nguur jigéen ci Sénégal mais loolu nekkul la première fois l'église ak l'islam bi yàgg nañoo bokk manko pour xeex ay jikko yu ñaaw yoo xamante ni day feeñ ci société bu bëri na trop. ki nga xamante ni mooy docteur Issa docteur bi yore Ligue islamique mondiale. actuellement. waaw actuellement moom mooy secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. seen dialogue yooyu ñuy def parce que léegi daanaka du jóg Rome toujours ma nga Vatican. exactement ngay waxtaan di seet nan la ñuy fexee ba. boole position yi nga xamante ni moom la ñuy ànd ñoo suñu mbokk boo chrétiens yi. pour xeex dialogue des civilisations. dialogue civilisation entre religieux. yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ne dañ koy indi ay termes de kii yoo xamante ne dañ koy indi pour. seet nan la ñuy bokkee ànd. pour li ñu bokk parce que diine mooy moral. maanaam lu ñu diine rek moo amul presque yi am ak franc-maçonnerie rek affaire ngóor jigéen rek yëpp mooy ñi génn ci diine rek. mais diine moo xam muy diine l'islam moo xam muy christianisme bu fekkente ni bëgg nga ay valeur ak ay vertu foofu nga koy jëlee jaare ko ci diine moo tax man au contraire bokkuma ak ñi nga xamante ni dañ naan d'accorduñ ci ñee ànd manque àndandoo di xeex li nga xamante ni mooy homosexualité yàgg nañu ko yaakaar naa ni même ba avortement médicalisé sax l'islam ak jàng bu ñëw ci bokk même position li ko waral mooy diine moo mel noonu diine ca la jikko nekk ca la ak mbaax nekk ca la vertu yu baax ca la ay valeur nekk beneen bi ma ciy toog nga xamante ni xëy na peut-être moom laay jeexale mooy wax ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn xisa rek laay nettali foofu bu am solo boo xamante ni dafay wone harmonie bi amoon entre le prophète Mohammed ca Médine la société Médine ak chrétiens yi nga xamante ni ñoo fa Médine dafa am benn xale boo xamante ni dafa bëggoon yonent bi bëgg ko xale bu ndaw la woon bu xëyee ñëw ci kër yonent bi di foo moom di ko fab di ko tungoo yonent bi toog lu mat une semaine ba gisul xale bi mu laaj ni waa man sama xarit bi moom anamu ñu ne ko sa xarit bi kat laaj nañ ko ñun dafa feebar yonent bi sol dàllam dem kër xale bi fekk papa ma ngi toog ci néeg bi xale baa ngi tëdd nekk ci sukuraat yonent bi bëgg xale bi jàpp bopp bi di ko raay naa ko ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah xale bi xool papa ji xool yonent bi papa ji ni ko yaa isaam defal li la abul xaasim wax maanaam li mu la wax ni la wax ko
loolu vraiment lu ko gën a fort amul ci àddina pour wone rek ni diine moom pratiquement société bi c'est ça lépp pratiquement alors benn lay doon bi ci des dama koy jeexale rek mu jeex nag tak mooy remercier encore vraiment CNRA ci ni ñu gérer affaire bi wax dëgg yàlla man Babacar Diagne wootente nañ ci depuis presque 2 jours yi lu bëree mu xéer loolu ci Walfadjri vraiment aussi tamit jàngu bi tamit vraiment man damay saluer conférence seen point de presse bi ka doon wax keroog xaw ma nu mu tudd Alphonse wax na wax ju rafet parce que wax na ne yëf yi jullit ñi sax la gën a naqari mais nag aussi tamit li may jaaxale mooy gërëm nag Imam Lamine Sall ci courage am Lamine Sall il faut ñu gërëm ko ci courage am parce que juum ba pare nangu ni juum naa yombul waaw juum na xam na ni vraiment ay propos am na dérapage mu nangu ko tuub na plusieurs fois jégalu na ko am na lu mu la envoyé am na feneen fu mu waxawaat tuubaat waxaat na léegi encore jéggulu li nga xamante ni moom la def te mu choqué yi nga xamante ni ñooy suñu mbokk yi loolu vraiment boo ab courage la boo xamante ni ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant di gërëm encore di sant vraiment di wax encore une fois ni Walfadjri bu ko kenn laal Walfadjri deful dara Walfadjri patrimoine la Walfadjri mooy la voix des sans voix Walfadjri du jox kenn ni ko saagal kenn loolu daal laa jeexale Oustaz